monsieur Niane bokk na ci li ñu war a waxtaanee leneen muy rapport bi ñu doon càmbar ni ki démb léegi ci assemblée nationale sur les inondations alors sur la forme déjà parce que ñu bëri dañu ñaawlu démb ne député yi ñu ci bëri nekkuñu fa woon te ñu ngi doon waxtaanee une question aussi importante que les inondations ban jàngat déjà nga am ci. par rapport xam nga loolu du ma bett parce que boo xoolee déjà groupe parlementaire bi rek ñu ci bëri opposition la ay Mamadou Lamine Diallo le député Cheikh Mbacké Bara Dolly et cetera ñoom ñoo am peut-être taxawaay boobu pour saytu li nga xamante ni soxal na askan wi mais député parti au pouvoir actuellement nii li leen soxal daal mooy tournée économique président ñu dem gàttandu ko ku nekk di wone sa morom ne yaa ëpp doole bu ko defee ndomba tànk yi di ñëw ñu jàpp ne war nga ci am sa wàll donc ñoom peuple bi soxalu leen ci seen taxawaay à l'Assemblée nationale. maintenant jàngat bi may def au fond mooy constat yi ñu def rek c'est-à-dire ñoom nee nañ acteurs yi dañoo bari ñii naan dañuy lutter contre l'inondation am na ONAS am na ADM am na ay projets yu bëree bëri ak ay programmes pour une valeur globale bi nga xam ne plan décennal bi de lutte contre les inondations prévoir na ko 766 milliards effectivement muy lu bëri actuellement nee nañ dépensé nañ ci plus de 500 milliards 500 milliards yoo xam ne man de en tout cas dëkk ba ma dëkk muy Touba Mbacké bi ma xëyee dimanche mu taw dafa taw àjjuma ci ngoon maanaam ci guddi samedi bi ñu xëy samedi bi ak dimanche yëpp dafa inondé benn taw mu am inondation ba nit ñi di contourner tali yi ça signifie que donc 500 et quelques milliards yooyu xaw ma fan la dugg ci Sénégal donc ñoom groupe mission parlementaire bi gis nañ loolu acteurs yi bari nañ xaalis bi bari na mais ba léegi kenn xamul fan lañ dugal xaalis boobu beneen aspect bi mooy ñu ne il faut que bas-fonds yi maanaam fi nga xam ne ndox dafa daan taa ñu fexe ba contrôler nit ñi fay dëkk loolu tam gouvernement bi dafa mel ne dafa manqué volonté politique dafa manqué courage même de l'action publique parce que souvent bu fekkee da ngay jël ay décisions yoo xam ne waxtaanoo ci ak askan bi wala boog nga manqué légitimité démocratique doo mën a dem ba fay metti nga teg fa loxo gis nga restructuration urbaine et logement ci seen plan yi ñu teg 11% rek ci budget bi ñu prévoir lañ ci defagum ça signifie que ñemewuñoo wax ak nit ñi ne leen jóg leen wala dara même si xam nañ ne loolu il faut ñu def ko peut-être nag defar ay tali defar ay yeneen ak yeneen ak yeneen ay projets yoo xam ne impact bi sax parfois day des loolu moom ñeme nañ ko ba 500 et quelques milliards def ci mais la ñu waroon a def nga xamante ne ni ndox daf fay taa ñu jële fa nit ñi yóbbu leen faneen fu gën a baax ñemewuñoo wax ak nit ñi wala bëgguñoo wax ak nit ñi ba 11% rek la ñu dépensé ci loolu. alors ci ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy dette bi France baal réew Sénégal ci lu toll ci 13 milliards 600 millions ou 700 millions de francs CFA ci dette boo xamante ne mi ngi tolloon ci 18 milliards 600 muy baal boo xam ne sa xam-xam màcc ci wàllu koom ak wàllu chiffre nan nga ko gisee ndax du ñu wax ne le président de la République am na jéego ci baal bi mu bëggoon Union européenne baal ko bor bi nga xamante ne kon naa bu Afrique amal na ko bu fekkee ne moom France moom moo ko baal bor boo xamante ne Sénégal moom moo ko amoon France décembre jàpp mois de mai. Soxna Fatou baal bu France baal Sénégal moom bor bu France baal Sénégal moom man mënuma ko nangu parce que d'abord ban marge le gouvernement français am ci construction terre bi. yan impôt lañ ci imposer société yi nga xam ne dañ ci ñëw parce que milliards yi bëri na deuxièmement suñu franc CFA bi nga xam ne ñi ngi koy wax ñu waroon a dem vers l'éco France am ay mesures yu mu ci jël ba bloqué loolu nga xamante ni état yi ñu ngi ko doon nas lan la ci gouvernement français am ci kaw réewu africain yi déjà loolu da nga koy poser ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni France mi ngi koy am ci ñun donc bu ñu joxee 12 milliards man balaa may d'accord ne dañu ko baal dañuy def le bilan financier des relations France-Sénégal bu ko defee bu fekkee bilan boobu c'est transparent ma xam ne baal nañu dara mais bor boobu ñuy wax pour man du bor dañ koo bind rek na bor la li ñu baal itam montant bi yéemu ma ndax li ñuy jël moo ko ëpp li may laaj li may bëgg diggante France ak Sénégal mooy ñu toog en tant que ay nawle ñu xool relation yi naka lay nekkee gagnant-gagnant ñoom ñu am ñun ñu am parce que sori nañ ci développement sori nañ ci technologie mën naa am soxla nañ leen ci côté boobu ñun am na lu ñu soxlaa ñoom mooy suñu matières premières yi ak suñu ressources yi
ak aussi suñu population bi nga xamante ni c'est une population jeune war a mën a liggéey ci ñoom parce que ñoom itam c'est une société âgée donc yooyu question yooyu de développement et de coopération yoo xam ne ay nawle ñoo ciy waxtaan moom lañ soxla suñu diggante ak France. Sénégal dafay bàkku ci yooyu nga xamante ne mooy suspension de dette wala bor boo xam ne ubbilaat lañ leen ko ñu mën ko leb ñenn ñi di wax ne sax attendre nañ sëy bu UEMOA ñoom ñu koy bañ que ne yeggaguñu fa quand même am nañu marge boo xam ne war nañu ko mën a lebee puisque Sénégal dafay leb de manière intelligente et efficiente lan nga xalaat ci loolu. li nga mujjee wax rek c'est-à-dire leb de façon efficiente ak intelligente mënul nekk leb moom leb la kuy lebi rek déjà jàpp nañ ne da nga am ay contraintes da nga am ay jafe-jafe. donc nekkoo ak sa liberté totale. parce que da nga am soxla moo tax ngay lebi te mënoo koo soxla donc loolu man damay xool ne parfois ridicule dafay am maanaam mbir yi day doy waar quoi c'est-à-dire mënoo nekk état nation. war a jox exemple sa jeunesse ak sa population ñu gëm seen bopp. nga naan man damay lebi te leb bi ni ma ko defee ci anam yu neex la anam yu baax la et que gars yi wóolu nañ ma ba lebal ma loolu amul bàkku yoreel nañ ma aussi may nañ ma ko yalwaan la loolu tam amul bàkku li ma leen di laaj mooy ñoom dañu war a teg économie bu leer jéem a defar réew mi ñu gëm suñu bopp ci liggéey bi maa ngi wax gëm sa bopp rek mais defaluma leen publicité ñu gëm suñu bopp ci defar réew mi loolu bu ñu ko defee rek nit ñi dinañ ko nangu mais yi ñuy def nii du koom mën naa am sax nag waxuñoo ñi nga xam ne xam nañ peut-être population bi la ñuy bëgg a nax te loolu day tax population bi gën leen jéppi loolu daal vraiment war nañ ko bàyyi. est-ce que Sénégal aujourd'hui monsieur Niane ñoom ni ñu ko waxee déjà mooy bor gi ñuy lepp ñoom xam nañu mesure nañu ni mu toll te ñu ngi koy jéem a def fi nga xamante ne ni dina gën yow constat boobu nga def am déet ba xam Sénégal li muy lepp mi ngi koy dugal fi nga xamante ne ni dina ko mën a jural ëllëg mu mën a fay et que mu mën ci gis boppam également. xam nga économie boo koy wax doo sori da nga koy wax comme surtout bu fekkee da ngay wax ak population bi. am na lu ñu mën a comprendre xam nga. en Angleterre dafa amoon benn premier ministre bu ñu doon wax Gordon Brown dafa am benn en économie en finance publique lu ñuy wax golden rule c'est-à-dire la règle d'or dañ ne bu fekkee da nga lebi da nga ko war a dugal ci investissement maanaam ci yitte yu wér yoo xam ne day jariñ askan wi te ëllëg xale yi nga xamante ni ñooy judd war a fay bor bi parce que bor yi en général fii 30 ans lañ koy def ak yooyu ñooñu bu ñu ñëwee jariñu ci muy ay yoon ay chemin de fer ay loo xam ne ay infrastructure de qualité la mais ñun suñu bor bi boo xoolee président de la république tournée yi muy def xaalis bi ñu ciy yàq. dinañ ci ñëw ak ni ñuy toogee ba mu yàgg rek daan ne yéen jox nañ leen 400 milliards ñii 200 milliards ñii 300 milliards mel na kuy séddale xaalis bu fi nekk nga koy séddale noonu ça fait pas sérieux pour un état gestion état dafa war a sérieux surtout que bor bi du ñoom ñoo koy fay bor bi suñuy doom ak suñuy sët ñoo koy fay donc du bor bu normal. Déjà bu ñuy wax naan ay critères macroéconomiques critères de l'UEMOA ak yooyu li gën a am solo ci réew mooy bu fekkee da nga lepp wala nga yore xaalis boo jógee ci l'impôt nga dépenser ko correctement loolu boo ko defee rek nit ñi seen xel dina dal bu fekkoon ne yàq bi wàññi nañ ko yenn emploi même emploi yi ñuy wax naan dañuy jël ay 1000 jeunes filles dañuy def lii dañuy def lële loolu yëpp ak façon bi ñu koy defee ak xaalis bi ñuy lebalaate de façon très rapide et non calculée loolu yëpp ça signifie que bor bi xaalis bi ciy jógee dañ koy sànniwaat par la fenêtre donc malheureusement xale yi dinañ ko fay ñun ñii dinañ ko fay te teguñu ko ci yoon man loolu rek laa mën gis parce que finance publique yi gestion bi dafa des orthodoxie budgétaire amuñu ko. Très bien alors ñu jàll ci très rapidement ci tournée économique yi nga xamante ne ni njiitu réew mi ngi koy def un peu partout à travers le Sénégal.